rahim asalaamaaleykum mbokki téléspectateurs yi salaamaaleykum soppeek xarit yi salaamaaleykum fu waay mën a féete ci àdduna bi tey doomi Sénégal di nu seetaan ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal kendal ak jàmm itam ci ñi nga xam ne ñooy sunu ay kilifa diine ak sunu ay kilifa aada ñoo ngi leen di bëgg di leen sopp di leen ziyaara di sukk seen wet itam di leen baalu àq waaye itam di sàkku ci ñoom ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko yàlla na nu dollil jàmm ci Sénégal yàlla na yàlla yàggal seen taxawaay macha allah yàgg leen fi lool te wér laa tay dara sax ziar nañu sunu président directeur général ak mboolem directeur ci biir kër gi noo ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen jox cër ak itam ku yàlla dogal nga fi liggéey yàlla na nga yendoog jàmm macha allah bu ko defee itam dinañu wéyal nuyoo bi dem seeti ñi nga xam ne ñooy sunu ay xalifa généraux noo ngi leen di ziyaara di leen baalu àq bu baax a baax a baax waaye itam di leen ñaanal yàlla yal na toogaay bi yàgg lool macha allah ànd ak dal ànd ak teraanga ànd ak gudd fan bu neexee sunu borom ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yal na ngeen fi yàgg lool te wér ñu daal dee bàyyi xel itam ñi nga xam ne ñoo nekk ci clinique yi hôpitaux yi ak dispensaires yi. noo ngi leen di masalu coono toogaay yooyee waaye yàlla nag mooy dogal nu ko neex lay dikkee waaye yow doomu aadama bi na nga def nu mu dikkee rek macha allah nangu ko te yàlla rek tax boo ko nangoo rek incha allah dana la woon yoon. feebar yàllaa koy tege nee naa sax liy jàngoro mbokk yi mooy ñàkk xam sa jàngoro loolu rek mooy jàngoro waaye boo xamee li nga xam ne moo la dal ñaan yàlla mu booleel ak ña la ci mën a gunge ñu jàppale la ba nga tane incha allah bu boobaa jàmm rek ngay am. feebar yi nañu ko nangu tension yeeg diabète yeeg insuffisance rénale cancer yooyu yëpp bu nu ko annoncé doomu aadama bi dafay tiit waaye bul fàtte mukk ne yàlla mooy dogal te saa bu ko neexee rek incha allah mu wéral nu kon yàlla na nu wéral nu mu gën a gaawee. ñu dem itam ci prison yi ñi nga xam ne caabi daf leen a féete gannaaw ñu ngi leen di massalu bu baax a baax a baax di leen nanguloo ndogal di leen wax ne rek mbir mi càngaay la du dara du leneen dafa waroon bokk ci yéen bokk na ci yéen ngeen waroon dugg ci bërëb yooyu dugg ngeen fa li ci am solo mooy li nga xam ne mooy ñëw li ci kanam li ci gannaaw amul solo li ci kanam rek moo am solo yal na leen fa yàlla gaaw jële ba ngeen dellu seen ay activité ndax dina ci am solo ñu ngi koy ñaan yàlla ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam di muñ loo itam soxna ñi nga xam ne ñoo fa nekk ndax xam nga jigéen dafa gaaw a xaddi bu téye leen bu baax a baax ndax bu ñuy ànd dañuy ànd pour le meilleur et pour le pire noonu lañ koy waxee kon bokk yal na yàlla defal nu jàmm ñu daal di fàttaliku ñi nga xam ne itam dañu baaxoo woon di ànd ak ñoom tey ñu nekk ci njéggalu sunu borom njéggal googu yal na ko yàlla yokk yal na yàlla ubbil leen buntu aljana yu yaatu yooyu sunu ay wasilaa ngi fa sunu ay sëriñ a ngi fa sunuy soppe suñuy wayjur yal na yàlla yërëm leen ñuy fàttaliku bu baax a baax sunu maam Cheikh Tidiane Sy Al Maktoum yal na yàlla dolli ko leer yàlla yërëm ko te bépp njàngale boo xam ne bana ko fi rek macha allah ñu bañ ci trahir lenn bisimila leen bisimila ajaratu mami Linguère également. waaw ñu ngi kontaan bu baax a baax ci sa teewaay. mi ngi noonu di la wax ne émission wareef nuyu na la. wallaay maa ngi koy fay tey wax ne namoon naa leen namoon naa plateau bi. namoon naa sénégalais waaye xam nga nag comme li nga wax sànq rek. ndeysaan li ñuy wax naan loo dundul doo xam la may jariñ. ak ay dëgg. boo nee ñi ci kër yeeg ñi ci hôpitaux yi ndeysaan daal bu la fekkee nga xaw a wéradi bay soog a jóg di nga xam ne dëggantaan ndeke ku ne bëgg nga ku la seet dëgg la kon dañuy ñëw door nañ daan dooreeti ne te jërëjëfati Cheikhul Khadim Cheikh Ahmadou Bamba sunu yaakaar yi tey ak ëllëg sama maam yàlla na mag Nelson Mandela tëpp koy jaloore di ziar mboolem kilifa diine kilifa aada yi di ñaan sunu maam Cheikh Tidiane Al Maktoum yàlla na yàlla yokk leeram taas ñu ci barkeem te njàngaleem mi saawaan baawaan ci réew mi waaye noonu lañ koy ñaanalee mbokkam ma xaritam ba Cheikh Sidi Al Mokhtar yàlla na yàlla yokk leeram Sëriñ Muntaxa Mbàkke moom Cheikh Mouhamadou Bassirou yàlla na yan bi woyof lool ak mboolem suñu xalif généraux yi ndax yéenay kenu mbaar mi waaye noonu la ñuy ñaanalee yaay dëgg ni tam mu giseeg soppeem ba Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam kabara jibi anta boo yaa xajaa yàgg fi lool te wér loo fi yàgg doyul di ziyaar mama ki nushka yaay na fi ak njaboot gi yëpp waaye noonu la ñuy ziyaare suñu yaay Astu Jara yaay Astu Seck mère Ndoy ñu ngi leen di jox seen wàccuwaay bu gën a wér bàjjen Awa Diop sa ziyaara ngi noonu yaay Isa Diop yaa ba fële ci SD ak mboolem ñoom fa nekkalit ña nga leen di ziyaar bu baax a baax a baax delluwaat di wax ne nag comme dañuy waajal bés bu mag muy bésub élimaan yi di Cheikh Abdoul Khadr Mbacké ñuy waajal màggalam gi yàlla nañ ci yàlla yóbboog jàmm delloo siwaat ñoom jàmm te lépp luñ fa ñaan mu saawaan baawaan subaak jàmm itam tombeek nag di bis bu rëy ndax xam nga taaw yombul te sama taaw bi ndey macha allah subaak jàmm lay am 13 ans soxna Astu Njaxat Mbacké du
suñu doomi bopp. wallaay dundal ba énervé ba leer sa bu suba jàmm ma dellu si waat ci yow. incha allah am naa nag xarit bu mën a tooñ. commencé le bombarder message du ma la wax dara maak yow la après. Eva très bien maa la raw Diop bisimilah sunu gan yu baax yi di leen wax dal leen ak jàmm. ndax yéen toog ak yéen mbégte lay doon ci neex na macha allah nit yu xarañ ci seen liggéey ñoo ngi ziyaara ëttu Thierno Seydou Nourou Tall bu baax a baax a baax a baax ëtti Thierno Diouf Lambaye itam nuyu nañ leen ñu ngi nuyu waa kër Cheikh na Cheikh Sadibou daal di dugg Tiwaawoon nag daal di fay toog fas yéene yéen dog ñoom bu baax a baax a baax jël nuyoo bu mag bi ak ziyaara teg ko ci sunu loxo soppe sunu papa Malick Sy mu joxoon nu ko xalifa général bu ko defee ñu ziyaar ñëpp macha allah sëñ Mbaye Sy Mansour itam duñu fàtte waa këram noo ngi leen di ziyaara bu baax a baax a baax a baax kon bokk mani Malick Niass maa ngi kontaan ci di la dalal kontaan nañu lool kontaante yi nag dafay am ay anam yu bare ndax dañuy nekk di waxtaan ci émission wareef te ku wax wareef di nga wax famille ku wax wareef di nga wax droits et devoirs ku wax wareef di nga wax lépp loo xam ni daal bu nu ko waxtaanee ci penc mu yokk waa penc mi kon bokk ñu ngi lay dalal bu baax a baax di xam ne di fàttali téléspectateurs yi ne yow itam médiateur social nga wax dëgg yàlla nga nekk itam koo xam ne communautaire nga nekk médiateur familial kon bu nu waxee loolu daal sa place dafay mat sëkk ci wareef ñu ngi lay wax bismillah balaa maa jàll ci ki nga xam ne mooy wax dëgg yàlla Assane Lay historien. ok ñu ngi leen di jaajëfal di leen ziar aussi Tata Evra ci invitation bi ngeen ñu invité di kontaan tamit ci invitation yi surtout comme ni nga ko waxee sànq wareef mooy loo xamante bi ni devoir la responsabilité la te aujourd'hui à travers thème yi ngeen di développé da ngeen di fàttali aussi donc à la société aux familles seen devoir à travers donc wareef donc comme ni nga ko waxee sànq médiateur familial et communautaire la donc suñu domaine de compétence en général ci wàllu réduction donc des difficultés dans les familles mais tamit dans les familles yoo xam ne dañoo am problème yoo xamante ni vraiment c'est dû à des incompréhensions c'est dû à des enjeux comme ni nga ko waxee sànq doomu baay tamit day dugg ci loolu ndax quand on parle de doomu baay dañuy wax koo xamante ni ñoo bokk lépp ñoo bokk papa ñoo bokk kër ñoo bokk famille voilà ñoo bokk lépp daal te dans une relation familiale il y a toujours des couacs donc je crois bien que d'où la pertinence donc de ce thème boo xamante bi nii vraiment am na mbette di partager ak yéen plateau bi surtout ak Adja Linguère koo xamante ni vraiment dama koy suivre avec attention ci faram-fàcce wu muy def vraiment c'est dama ci bég ak le professeur Assane Lay enseignant chercheur historien dinañu tamit moom tamit dinañu jàppale à travers donc l'histoire donc de la famille je crois bien que dinañ ci am njëriñ lu bëri damay profiter aussi comme que ci doomu baay la ñuy wax doomu baay dafa neex damay profiter du nuyu samay doomu baay ñoo xamante ni sont partout ñu nekk au Sénégal en France et partout ñu nekk Touba ñu nekk Golbi voilà et su ma tuddee Maam Ngor Niass tudd Mass Niass tudd Ndiaye Niass vraiment tudd naa ñëpp ñooy suñuy kilifa et puis bon ñu ngi ziar ñëpp daal ñu ngi seetaan rawatina les téléspectateurs et les téléspectatrices donc de la TFM rawatina ñi seetaan Wareef maa ngi ziar ñëpp Sénégal gi yëpp moom lay wax toujours ma ne suñu ay réalité bokkut ak réalité tubaab ñun fii dafa am lu ñu gëm te du fi jóge daf lay neex nga bëgg ko puus waaye lii sa culture di sa tradition moo koy nekk toujours yow nag yaa xam ndax da nga cey duggam da ngay féete fee te ñaanuñu yàlla nekk ay acculturé vraiment yal nañu yàlla gën a jàppale macha allah ñu ngi nuyu itam Assane Lay kontaan nañu moom chercheur la enseignant la et historien la kon am nga place itam fii asalaamaaleykum mbokki Sénégal asalaamaaleykum mbokki àdduna bi yëpp avant may commencer dara maa ngi lay gërëm jërëjëf ndax mënoon nañ laa woo nga ne xat naa wala nga bàyyi ba programme ko ba heure bu la neexee mais dañ laa woo rek nga def ci sa disponibilité ak sa mbaax ak sa yaatuwaay di nuyu kii ma bokkal plateau bi muy Malick Niass ak Adja la Linguère mi ma jàkkaarloo di nuyu Sénégal 14 régions yëpp nag di wax ne ñun suñu kër xamuñu doomu baay ñun ñi askan ñee ñëwee ñu bokk ci suñu kër xamuñu doomu baay ndax sama yaay man mii damaa féetale ñaareel bi topp ci moom sama jabar mooy goroom amagut goro wàccagut waaye sama jabar mooy goroom
dèjà am na goro te doomam wàcceegul moom lañ ma féetale sama lépp moo ko moom sama yaay xamut ci man leen ñaareel baa xam sama lépp maa ngi nuyu sama yaay Mbène Gàkku di nuyu sama papa El Hadji Omar lay ca gaat ak ku la aan sama yaay jooju nga xam ne mooy sama lépp di nuyu nag Sénégal gépp di ci jiital nag Martin Ndiaye mi nga xam ne moo Youssou Ndour ndax dama ko wax mu ne ma fa nga jëm sa kër ndax maag Youssou Ndour ba ñuy ànd démb la tey soog a dikk sa Martin Ndiaye mooy sama lépp nag yow itam di càmmeñal Koura Ndiaye mu jur Ndeye Sanou Diouf ak Mimi Diouf ci États-Unis d'Amérique ay Eva nga dugg ci thème boo xam ne dafa am solo li yàq léegi réew mi li ma la wax keroog bi ma wootee mooy nit ñi dañoo wàcc seen ab ànd am na ñoo xam ne dañoo dem te la leen mën a delloo si muy seen démb dafa am solo ak kay dëgg Sénégal ñu bëri dépassé nañu raay bi ñu waroon a yéeg wàcc ko jëm ne léegi fu ñu jëm da jëm ci mbooy gi xam nga lu leen mën a delloo si waat wax leen démb ak li ñu doon ak kay dëgg parce que da ngay judd ci famille fekk sa kër bàyyi booleb ceeb la ñuy tàjju bëccëgee góor ak gone ak jigéen mag ak ndaw bokk ko sukk di lekk nga dem ba jàng am say diplôme yàlla jox la fonction nga ñëw sa kër ber plate teg ci table daal di génne loolee ku ñëw nga ne ko fii dafa occupé y a 3 chambres les enfants ma bonne et moi et madame c'est pas normal cage bi ci nekk chien yi ci nekk ak gardien yi c'est pas normal ça ñun dañoo am société du ñu doon ab français du ñu doon ab anglais du ñu doon américain sénégalais la ñu doon nit nag li ko gën a yées ci àdduna mooy ñu assimiler la le président Senghor dana wax ne assimiler mais ne pas être assimilé jàng na France nekk agrégé de grammaire première nit ku ñuul ko agrégé Senghor la doon en 1935 36 année suivante ba ñu indi ko Dakar mu war a def fii ci chambre de commerce ñu di ko ubbi mu war a def Temba waaye Temba ma ngi ko defee ci assimilé mais ne pas être assimilé pour loolu mooy lan moom la mu def France yëpp ba mu fa demee ba ni mu ñibbisi teewul nit ku ñuul la doon xam na ne nit ku ñuul te xam nga li ma ci neex ci fi nga tijjee mooy ñoom ñëpp suñu macha allah kilifa yu màgg yooyu képp ku ci bind na ci bul réere sa bopp képp ku ci bind wax na la ci valeur képp ku ci bind dina la wax ne sa racine ak sa culture bul ko bàyyi parce que foo gis ku bàyyi la mu doon rek dafay daal di réer liñ naan li nga doon boo ko bañee doo fekk nga gën caa ñaaw jërëjëf kon mbokki téléspectateurs yi annoncé nañ leen un peu couleur bi fii am tey annoncé nañ leen li nga xam ne moom la ñuy ñëw waxtaanee waaye ñi nga xam ne dañoo dëng ba mel ni Evatra weesagul de li tubaab yi naan il n'est jamais trop tard pour bien faire bul def lu bon mukk ba dugg ci ancré wu ci ne doo ko bàyyi boo ko bàyyee élégance rek nga ciy am te kuy dund bëgg nga comporté wu comportement boo xam ne dafa ànd ak élégance parce que dafay yokk nit ki ubbil nañ leen sunu ay antenne mun ngeen ñu woo ci 88 628 22 22 88 628 04 05 bu ko defee ngeen am fi carton wi saabu saf dafay gën a neexal yëf yi bu baax a baax soxna Bintu Rasul Ndooy nee na mi ngi nuy seetaan ñun kontaan nañu ci bokk ak moom kii di tam sunu kilifa Pape Oumar Kane ñu ngi koy wax bismillah Seydi Kane ànd ak njaboot gi yëpp macha allah Adja Linguère dégg nga li ñu tijjee waaw dëgg la xam nga man moom ndeysaan fi Assane ubbee daf may neex mais léegi fa nga nar a ubbee itam dama lay bàyyi ak téléspectateur asalaamaaleykum wa rahmatullah macha allah allo 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 asalaamaaleykum na wàññi teleem maaleykum salaam. soxna si noo def maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm maa ngi ci jàmm waaw. yow moom xam naa ko fonk say doomi bàyyi nga maaleykum salaam. da ngay wàññi tuuti télé bi nga dégloo ñu ci téléphone bi maa ngi fi. ma ne yow moom xam naa ko fonk say doomu bàyyi nga wàññil télé bi ndax ñu mën laa dégg soxna si wàññi ko wàññil télé bi est-ce que yaa ngi ñuy dégg Adja Linguère bu fekkee keneen topp ci ma ñëw ci yow keneen da ciy topp ndax xam nga waaw ndax li ñuy wax naan boo waxtaanee lu rëy ku nekk dina ca bëgg a joxe la mu am na kenn aha salaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah soxna su baax si noo def soxna Mami Linguère ñu ngi leen di nuyu ñu ngi lay fay di la jox sa wàccuwaay bi gën a sell kontaan naa lool ci seen plateau bi tey ñun ñoo semaine bi yëpp maa ngi leen di suivre jërëjëf maa ngi leen di woowee Diourbel naka waa Diourbel ñu ngi lay nuyu bu baax bëgg na nga nekk sama xaritu xol waaw wuy ma yow ak Tata Eva tey lu ngeen di togg añ
tey daal maa ngi ko teg rek ci ceebu jën bu weex mu am suul ak bëgg. aja dafa xam fi may jaar nag maa ngi ñëw léegi. waaye nag boo paree si yow ak Ta Eva. waaw damay wax sama xarit bi nga ànd si plateau bi tey. muy Assane Lay. tamit dëgg. xam naa boo ko waxee Aïcha Mara dina xam kum doon. Aïcha Mara. di ñaan yàlla gën a guddal fanam. amiin amiin. waaw moom day sama xarit. ndeysaan. waaw ma koy ñaanal yoon woowu mu tegu daal. yal na ko si yàlla saxal ak jàmm. amiin yaa rabbal aalamiin. te ñun Sénégal yi ñu gën a xam suñu bopp. xam fi ñu soqeekoo. dëgg la. dañu réer. dañu réer waaye buñ ne Sénégal. wax këru diine yi fi nekk yépp foo taxaw rek war ngaa siggi jàkkaarloo ki nga amal affaire muy fii ba bitim réew di diaspora bi yépp nañ jël lañu moom di ko xëyee di ko gonte li ñu moomul ñu seet la ca rafet ñu jël la des ñu wacc ak ña moom may jéggulu nag wax dëgg yàlla passé une bonne journée. kii mooy secrétaire EFI bu Diourbel école de formation des instituteurs. macha allah. ma dama fa demee tey woo waa këram ne leen ñëw leen déglu kii li mu leen di wax. ngeen dégg ndax histoire dafa am solo te ngeen xam seen bopp. ndax mi ngi sëy ci njaayeen yi kër Arbouri. ay doomam bi ñuy def CD. la ñuy tàmbali di bind seen généalogie. te grâce à elle. ay doomam ñoom ñooy bindal seen bopp du ma demaan ñu di ma déglu may wax ñoom ñu di ko bind. macha allah. dafa am solo. ay ca Linguère xam nga macha maa ngi allah naan la fii Assane ubbee daf may neex. ndax xam nga man lu dul cosaan ak aada ak cosaan daf ma koo dàqal. ndax dama lay faral di tooñ naan la ki réer mënta wane keneen. ak ay dëgg te nit ki il faut nga xam sa bopp. gis nga ragal naa amul solo jomb naa moo am solo. ak ay dëgg di nga gis nit ki dina dem ba bëgg a dugg ci lenn li. fàttaleeku niñ ko kañee woon wala ni ñu kañee woon maamam mu ne sañu ma ko. kon duma ko def jomb naa ko kon duma ko def. mi ngi wax xale yooyu muy wax. man nag xam nga man damay topp samay maam benn par benn man sama fukki maam ak ñeent ci côté bu ne mën naa leen limal. mais dafa ñëw sama kër toog ndeysaan maa ngi dëkk ak nit mi ngi dëkk deuxième maa ngi dëkk troisième. xamante wuñu xam naa ne ku bokk kër ca Ndeela sama mbokk nga. moom it xam na ne ku bokk kër Yaaba Xari maam mbokkam la mais ñi ngi rombante. mais bi mu toogee ba wax ñu ba pare ku ci nekk ci ñun daal di ngay xam li nga gën a bokk ak sa morom ñu gën a jàppante. kon loolu nañu ko delloosiwaat ci kër yi. mooy ko gis nga Eva géwél daf daan defar di rafetal. te ba nëga ni am nañ fi bu doomu bàyyi toogee dara nar a xew wóol seen géwélu juddu indi ko ci biir kër gi mu wax leen yéen nii ngeen bokkee yow nii nga demee yow war nga jomb lii yow waroo def lii waroo ñeme lii su ko defee nga ne ah man kat sama bàyyi ñaawalul woon ba mu toll fi mu toll man sama yaay ñaawalul woon ba mu toll fi mu toll kon man awma droit ñaawal te wallahi li ñas wax sànq gis nga bëggante ci doomu bàyyi dafa noppale parce que doomu baay moo lay tuddee doom te ki la tuddee doom bëggul sa tur fay doomu baay moo lay may njëkke ki la may njëkke dafa la yëg doomu baay mooy lay defal teraanga yoo xamante ne ki nga bokkal nday sax xëy na bu la koy defal bu la ko kee defalee mooy gën a neex tegal loxo ci teraanga nga dalalal ma téléspectateur bi woote. salaamaaleykum wa rahmatullah. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. waaw jàmm ngeen yendu. jàmm rek te lay ñaanal nga yendoo ko yow it. bisimilah mbokk mi waaw man la lay dégg. Eva na nga def. sant yàlla bu wër macha allah ana mami nu mu def. mi ngi nii di la dégg moom itam maa ngi nii di yokk sama ñaawaay rek. ça va. di ñaanal yàlla thème bi ngeen dugg tey jii thème bu am solo la. ak kay. te kenn ku nekk war nga koo déglu ak xel. ndax doom baay dafa nekk loo xam ne moom mooy ki nga bokkal deret. moom mi nga xam ne boo tolloo ci diggante ñu ne tey jii ñàkk nga deret bu ñëwee may la deret. te doomu ndey lim lay jege jege yépp munu ko. man de maag sama doom baay ñett lañu kenn ku nekk kenn ci yaayam. wante dañoo bëggante boo xam ne duñu sax ay doom baay kii ku góor gi suñu xalifa lañ koy wax keneen ku jigéen ki taawa moo jël sama doom bu jigéen. mais pour affaire goro yi sax déedéet nekku ci moom ba léegi lu xew këram man lay woo dañuy waxtaan di diisonte di sottante ay xalaat man tam lu xew sama kër dama koy woo ñuy diisoo sottante ay xalaat. di xale yi bëggantee itam di sama doom ak doomam itam seetuñu ci doom baay ak dala wala kii nii wala nal déedéet. dañoo maye xale ñu sëy te xam ne lépp benn la. doom baay dafa neex sama doom yi toujours dama leen di xiir ci seen doom baay yi. ñuy wax ak ñoom di def ak ñoom di jëflanteeg ñoom. ndax doom baay dafa neex. dafa neex de ndax doom ji bàjjanam rek moo ko mën a tagg ba xolam sedd. mu yëg ci boppam.
te bu fekkee ne sa bàjjan kele ku la tagg te sa géwélu juddu rek xanaa muy sa géwélu juddu wante kenn ku la tagg rek foog mu juum wante sa bàjjan moo lay tagg. loolu dëgg la tagg nga war sa xol neex. kon nag nañu fonk doom baay lu am solo la. macha allah man de maa ngi ñaax sama bopp di ñaax ñëpp ko am sa doom baay na ko fonk. naka bëgg sa doom baay lay may njëkkee sa doom baay lay tuddee doom bala la kaa keneen ki la soppi tuddee. muy sa cër nag ca këram. bu say jabar réeroo moom mooy dem toog wax leen dëgg. mooy dëgg defar kon nag doom bàyyi lu am solo la. macha allah nañu rafetal xale yi gis ko ñuy rafetal te ñu bàyyi ni waaye nag lépp tim góor ñi la xam naa loolu bokkul ci thème bi waaye nag góor ñi la. def ceeg sotti ci la dee ko ci dugal. sa famille day dem ba xale yi duñu xamante wala buñ gisantee di xiiroog di ŋaayoo te gis nañ ba tàyyi ci théâtre yi. ñi bokk benn bàyyi di bëggante. te loolu yëpp góor ñee ko waral. dëgg di fekkoon ne góor gu takk indi wax sa jabar ndax góor gu nekk am nga droit ci ñeenti jabar. wax dëgg yàlla nga takk wax sa jabar wax say doom boo fa amee doom nga wax ko say doom ñoom ñëpp ñu nekk benn. kon wax dëgg yàlla réeroo du am. dëgg moo bëgg daal di delloo sa xel yi comme ni ngeen ko waxee. xam ne doom bàyyi mbokk la doom bàyyi mooy mbokk bi nga xam ne sax moom man def naa moo gën a foo sax doomi ndey. moo gën a foo sax doomi ndax doom bàyyi moom la nga yëg ci moom yàlla rek ko xam. man de samay doom bàyyi dañoo juboo nekk benn. macha allah bu kenn ku gis sa morom woo sa morom dañuy kaf ba boo ñu gisee doo xam sax ndax ñi ay doom bàyyi lañu wala ay seex lañu wala ay maas. yàlla na yàgg te sax. te kenn ku nekk nag jox tim nit sa morom cëram ba mu mat nag boo ko waree jox. wallaay jërëjëf tabarakallah di leen ñaanal yàlla gudd fan nga ànd amiin yàlla na ko yàlla barkeel ba ku ko dégg man caa defaroo jubantikoo jël amiin macha allah asalaamaaleykum wa rahmatullah amiin am na mami balaa maa jox Assane lay kàddu gi yaa ngi newoon wallaay ndeysaan nañ dellu di rafetal rek nañ dellu di rafetal te fi mag ñi jaaroon ba mu yegg si fii nañu fa jaar mais soxna si génn dafa wax lu am solo mooy góor ñi ñu ngi koy jiñ jigéen ñi fan yëpp ñu ànd ci ñun itam ndax ñun jigéen ñi kenn du ñun mais góor ñi itam nañ ko gën a yombal dëgg la mooy que daal communication nañu ko delloo si ci biir kër yi di waxtaan di boole njaboot gi parce que ñi nga xaajale yow miy bàyyi mënuñu xam lu dul xaajali ko dëgg la di ndokkeel bu baax nag sama xaritu ba benn bakkat bi fi toogoon dem muy jeewo jàllo dëgg la laajte na la nit ku baax macha allah Assane Ndeye bismillah waaw jërë ngeen jëf doomi baay yàgg na ci àdduna mu am solo lool ndax li mu wax léegi ci mbokk gi ci laa jëm si Yacine Dieng Kourang Bisaan dañ ko jële ñi ngeen indi ko Bawal Amari Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ jël ko am ci benn doom rek muy ci Yacine mu ci mbaliñ gi ci Mbuur bi mu nekkee xale toll ci juróom-ñaari at wala juróom-ñetti at adolescent gone gu mu waxal rek wi ñaaranteeg yow songoog yow ëpp la doole. boo ñu waxee Yacine Dieng Kourang mais am na kuy seetaan Yacine Dieng te ma nga naan kan waaw kañ ma nga naan kan Yacine Dieng mi ngi ci mbaliñ gi ci Mbuur lañ ko denc yaayam daal di toog ba ci yàgg ne damel Amari Ngoone Ndeela Kumba Jaariñ mi ci bar jàll mu ne ko faal mu ne ko jëlal ma jigéen ju ma mat dem ci dammeel yi de fu mu ne nii waaw mu ne ko jëlal jigéen ju ma mat Ami Sey Fall nuyu nañ la mu ne ko jëlal ma jigéen ju ma mat wujj balaa moo jël jigéen ji ko mat wujj di jëlal ki ci ligne bi dellu siwaat ci yow salaamaaleykum waaleykum salaam mbokk mi bismillah Eva Tra nuyu naa la fay naa la bu baax ani waa kër gi ñëpp a ngi ci jàmm ñu ngi rafetlu seen liggéey alhamdulilah ma profiter de l'occasion pour féliciter suñu historien national boobu de Assane Lay macha allah kooku kan la Yacine Ndella Fall Yacine Ndella bu ci Yacine Lat Seen wuyu am ngeen invité de jow di nimbul ci Yacine jor siga borom cin di baxee fépp ay tàng waaw kii baayam joxe na fanweeri fas ak ñaar addiya Daaru Salaam sëñ Modou Maam tey jii bu ci naroon def lu safaanu du ko def xàmmeewut ñi mu bokkal ndey ak ñi mu bokkal baay moom mi di wote est-ce que doo leen fekkee ñu toog mu Bintu Mbàkke bokk ndey ak baay sage-femme d'état bi ak Ngoone Fall mii di sëy ak Jibi Dia expert technologie bi mais ñoom doo leen fekkee ñu bokkal bàyyi Modou Mamour ak ñoom Ardo da nga naan ñoo bokk jenn ndey wala nit ak doomi bàjjen lañu dañuy kalante di kafante di ko waaw Fall comme waa kay lay Malicoum Ndiaye yow noonu rek nga mën a mel waaw parce que thème bi dafa am solo dëgg la waaw doomu bàyyi day lu am solo dëgg la et puis comme Assane l'a remarqué tout à l'heure il faut ñu revisiter le passé pour mën a éduquer jeunesse bi parce que à l'époque doomu baay daf la doon servir de référence ak jom waaw mooy li ñuy wax la concurrence royale sa doom baay bu amee jom da ngay am jom concurrence royale la concurrence loyale et saine macha allah et saine tout à fait et saine donc sa doom baay bu amee jom doo bëgg mu raw la da ngay am jom dëgg la les grandes amitiés se fondent dans les grandes familles doomu baay ak ay dëgg waaw macha allah donc maa ngi nuyu mami di nuyu yëpp di féliciter
seen émission. jërëjëf Fall. jërëjëf Eva Tra. gërëm nañu dégg nga bi nga xamee ne Yacine Dieng wax na loolu Amary Ngoné Ndella Coumba. mu ne ko yow mi ma ko wax. da nga may wax fan laa war a mën a dem pour jël fa jabar. mu ne ko demal sëgaleem kër Kayre Ndaw doo fa jëlee jabar dina ma mat wujj. mu jël Kayre waaw mu jël Kayre Ndaw. am ca Mali Kumba Kayre ak ca Kumba Kayre ak Sinka Kayre ak Koddu Ngoy Kayre Kumba Jaariñ Kayre. may ko dagg ndax li muy wax du la dagg waaw nga ni wujjeeg jigéen ju la mat wujj. waaw sëy ak góor gu la mat kilifa day tax a jur doomi bàyyi baax. ay ca yow àggali. mu jël Kayre Ndaw am ca Mali Kumba Kayre ak ci Kumba Kayre ak Sinka Kayre Koddu Ngoy Kayre Kumba Jaariñ Kayre. la mu ko waxoon ba mu amee keroog ba ñu war a daje xasar na ci mbuso ci bàmmeelu Mandiir fa booy bi ci mbuso bis booba faylu ko na ko ndax Amary Ngoné Ndella Coumba Diarra dalee na woo ci Yacine dalee na woo ne ñun ñi bokk baay bu ñu dem ci tool bi na am ku fi des ndax jigéen ñi ëllëg ak gone yi du ñu dee ñun ñëpp war a am ku fi des Mali Coumba Kayre jóg taxaw ne ko loolu sa ndey waxoon ak suñu baay fekkewuñu ko waaye nettali nañu ko dañu ko woon jëlama jigéen ju ma mat wujj ndax du ëllëgee ci Yacine ni bëgguma mu nekk ci tool di wéer te loolee bisab tey bii te ñun ñi kenn ku ne jox nga ko ndomba ak tànk suñu bakkan bi rek lañ ne may fay yaram daw na waaye ko ca Kumba nigal ma jël ki ci li xam nga duñ koy waxee à tout seigneur tout honneur faaw nit ñi dinañ wootee salaamaaleykum. maaleykum salaam taa Eva. naam. ziar naa leen. maa ngi lay delloo ziara. taa Eva tey da ngeen laa sujet bu sensible tey boo xamante ne sama xol bi dafa tooy. est-ce que. ndaxte taa Eva man dama am doom baay boo xamante ne. bon ma bañoon ko am sax moo ma gën a. yow mii. franchement parce que dama gis ci moom loo xamante ne taa Eva sama xol à chaque fois man duma am ku ma exprimer koo xamante ne mën naa wax ak moom. parce que taa Eva sama papa bi muy gaañ boobu maa ngi am 8 ans. léegi maa ngi am samay 21 ans. macha allah. taa Eva ba léegi sama papa su ma la waxee miiraasuñ ko doo ma gëm. ndax lan. moom moo nekk ci alal ji di def lu ko neex. mag la ban âge la am. moom moo nekk sama taawu pap à peu près war naa am ay 40 ans yooyu. mais samay frère nee nañ bëgguñu koo topp parce que xam nga dañuy bañ a indi histoire ci famille bi affaire yooyu. mais ce qui me fait le plus de mal dama toog benn jour di déglu papa Iran muy wax ni benn kilifa boo ko miiraasul xam nga du taali affaire yooyu. ndeysaan ñetti ma nga yërëm sa papa. parce que man taa Eva dama ko bëgg. ndeysaan. jooy na. cey waay ndeysaan. àddunaa ngi nii de yii doom da ngay dee génn àdduna ñu ngay xëccoo xaalis ba ak miiras ba. yii doom da ngay génn àdduna ñoom saa bu nu toogee di la wéttali ko mu mel ni dangaa nekk ak ñoom. workat piir xam nga kan la. ki ay wayjuram gaañu mu fàtte leen. loolu baaxul. waaw am na doom yu dul sax ñaanal seen ay wayjur. yaa ngi dugg ci kër gu mag. noppal na boppam de. ma ngay natt boo xam ne dina ko teggi. waaja daa jiital baayam yóbbu ko ba àllub kaañ mu teg ko fa. ba mu juree doom mu jiital ko ñëw ba àllub kaañ nar ko faa teg. mu ne ko bu ma teg fii ndax fii laa tegoon bàyyi war ngaa romb continuer. ba mi li ngeen rek. macha allah yow dugg nga ci kër gu mag. xam nga dee dong dafa am. waaw dee faaw am. dee faaw mooy ku dee ñu fàtt la. dee dong mooy koo xam ne dee nga waaye sa njaboot wëlbatiku di fàttali ko lu rafet yow. loolu tey jii bisab tey bi ma nga maris ndax dafa daje ak le 12 septembre 1992 Tanor Thiendella waroon nga koo dégg directeur ISB Union Générale des banques du Sénégal moo ko jiite woon moo génn tey moom la ñuy commémorer tey. waaw mu def lu rëy ci réew mi def jaloore june ci réew mi lu mës a am bokk na ko ki bokkam kenn ku ne ci wutal la na la liggéey génn àdduna ñu di ko commémorer tey ji ma tas lanteeg lii nga wax man la dee dong dafa am dee faaw am. jërëjëf mbokk mi kontaan nañu te xam naa ne mënoon nañoo continuer dem ak yow waaye Ami Sey Fall ndax xam nga ne tey émission wareef yaa ko moom. asalaamaaleykum mbokk mi balaa maa dem jubal ci Malick Niass. salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Adja Mami. waaw. kooku Adja Mami. soxna su baax si noo def. na nga def juba. sant bi. jaxate la. jaxate kaba yéen. maa ngi dëkk Parcelles. maa ngi ziar waa Parcelles yëpp. dama bëgg rek dugg ci waxtaan bi. yaay borom. ndax dama koo dund. ci naka nga ko dunde dama nekk ak sama wujju. mu jaboot ma jaboot. jabootam nag ñoo mag. jabootam bi nu magee. yàlla def na jàmm. macha allah. ñu téye seeni rakk. seeni doomu baay. sama doom yi ku ci jàngul ñu fayal la nga jàng
ku ci pare jàng ñoom dañoo am société ñu dugal la ci biir. li may wax sama xol dafa tooy xib dafa neex daal. dëgg la dafa neex. li ma lay wax nii sama xol dafa neex. sama wujju bi mu commencé am goro. ñoo dëkkoon dëkk bi naqari nag. ma génn dem mu toog. wante moom mu defar yëpp. macha allah billaay wallaay taalaahi mu defar yëpp. nee na moom li ci kanamam rek lay léegi li ci ginnaawam lay rëcc wante li ci kanamam. ak ay kenn gor dootu ko dugal. ak ay gor. xoolal sama wujju. gorom yi mu am. billaahi wallaahi taalaahi bu tam xarit jotee. ëpp na ay ati at damay tëdd rek jaaxal. mënoon na ni kenn na indi reer. wante déedéet. ñoom ñëpp ay indi reer. ñoom ñëpp la seen bool di taaji. sama kër gi taaj nañ fi palaatu mis wi ay ginaar lu nekk def nañ ko fi. am na doomu bu góor boo xam ne solde la ma daggal. solde ci boppam la ma daggal. macha allah. ñi ci desit teraanga bu nekk defal nañ ma ko. ñoom ñëpp. sama wujj amul fundul tase te du ubbi ba setam yëkkati xaalis jox ma. kon boog man li ci doom baay gisuma ko. waa jigéen ju baax jooju nu mu tudd. li ci doom baay gisuma ko. mami nee na jigéen ju baax ji ngay gañ naka la tudd. torop mami nee na. jigéen ju baax ji ngay waxal nu mu tudd da nga koy wax. ndax c'est encourageant. voilà man Seynabou Diakhaté laa tudd maa ngi dëkk Parcelles. sa wujj nu mu tudd loolu. sama wujj bi mi ngi dëkk Sicap Liberté 5. macha allah Diakhaté lan koy wax moom it. di sama jarbaatu jëkkër man maa ñëw si fa. yow da ngay njëkkeem sax. voilà yow njëkkeem nga. voilà. déedéet moom mooy sa njëkkeem njëkkee la ci yow wala du noonu. waaw bi sax moom la kële mooy jarbaatu. waaw teraanga bu nekk defal na ma ko. teraanga bu nekk defal na ma ko. amul lu ma defalul. macha allah gisatul déggatul xoolul lijjantiwul. ñuy maye sama doom fii. li mu ci def ëpp na million. ñu koy ngénte li mu ci def mat na million. taaw daa jar yëkkati bàggu or teg ko takkal ko sama doom. siwal ko ca kaw. damay wax ca kaw. man siwal ko ca kaw. te lii ma lay wax nii fépp fu nu am xew bu nu dajee dama koy wax ñëpp dégg ko. ba nga xam ne ñi duggoon ci biir ku nekk yaa ngi arrière. ceey. ñëpp ñu ngi arrière. dina am nañu def mais am na ñu ngi arrière. dëgg. waaw. macha lii allah laa ni woon wax naa ko fu nu taxaw dinaa ko wax ko ci rajo bi rek ma dese woon. ndeysaan. neex na ba dee yéen maa ngi leen di sant di leen gërëm seen wax yi ngay wax bu leen ko bàyyi benn yoon. est-ce que. ñaar nit a ngi nii jaruñoo defar lu baax. dama doon dem directement à la régie boo ci yokkee loolu itam dinaa dem bisimilah. ñaar nit a ngi nii. waaw jaruñoo defar lu baax. ab dof ak ku soxot. ab dof xamut lu baax na mu mel a tax muur na ko. ku soxot ga nii laa ruy di def feer noonu lay ranger xol bi waaye kii yee jara defar lu baax. jërëjëf yow itam xaw ma léegi boo fi newul woon nu may def. waa régie salaamaaleykum yéen a ngoog. macha allah kii itam sunu maam Yéli Manel Fall la. moom moo nekk nii. waaw mu ngi noonu. daa 1912 lañ ko fal chef de canton de Mbayar. est-ce que. si xaaya nan ko laa ñaan jógal ko njëm xel. moom dafay archiviste en même temps et nu mu tuddati Apu ma daal di fi am benn photo bu ma neex itam. oncle Bruno Diatta mi ngi nii moom. Bruno Diatta Moustapha Cissé mu pire macha allah. sunu baay Moustapha Cissé. Kader Fall a ngi nii. macha allah Alamine nekk nii fii. président Abdou Diouf a ngi nii. et Moustapha Niang sunu baay Moustapha Niang. yii itam ay souvenir la. te lépp boo dee wax doomu baay ñii di nga retirer seen histoire dara. wax ñu ko fii macha allah. waaye nag ki nga xam ne itam mooy médiateur familial est-ce que yëg nga ne kër yi dañoo xumb. loolu daal laa lay wax. yëg nga ne kër yi xumb nañu. xumboon nañ. xumboon nañ. alhamdulilah rabbil alamin bu njëkk. parce que bon bu ñu xoolee après historien bi ci li mu wax sànq ni c'est tellement important c'est-à-dire que dafa xuus dugg ci histoire bu pare soog a ñëwaat ci li ñu dundee tey te man tamit en tant que spécialiste mënuma wax ci doomu baay sans pour autant mu dugg ci la famille la parenté ak la structuration de la société parce que boo xoolee tey la famille dañu ne c'est un système c'est un ensemble de systèmes et de sous-systèmes en interaction boo xoolee système ma jox la benn système rek système ordinateur benn bu ci yàqu wala bu ci pan rek
day indi anomalie ci système bi. ak ay dëgg. et la famille aussi système la. benn problème bu ndaw rek bu ci amee day désorganiser famille bi yëpp. loolay waral conflit yu bari yi ngay gis te conflit yooyu noonu plus ça persiste plus ça crée donc des problèmes ci biir société bi te ci biir famille bi te bu demee ba. et même ci biir société bi. si ça commence à la famille d'abord ndax ku ne da ngay comporté woo sa biir kër moom ngay wéyal sa biir wéyal ko ci société. ça se reflète historien bi wax na ko sànq la famille. on parlait donc de la famille élargie. moo tax sànq bi nga ma waxee. ndax yëg nga ni famille xumb nañ. ma ne la xumboon nañ. voilà xumboon nañ parce que auparavant c'était la famille élargie. kër yi waaw au sens élargi. même bu fekkee au Sénégal tey jii en Afrique on parle de famille élargie mais on tend aujourd'hui vers la nucléarisation des familles. maanaam ñoo xamante ni voilà dañuy gis beneen façon type famille. tey ñu soppi gis-gis. voilà coppite am na ci biir famille bi. léegi papa yaay doom. papa yaay doom merci. boo xoolee par exemple la famille dañu ne c'est dafa nekk institution boo xam ne foofu la ñuy tàggatee xale yi foofu la ñuy inculquer éducation yi loolu moom définition généralisée la partout mais particularité bu famille africaine am. mooy le fait que du lien de sang kese la. la famille elle est élargie ci benn kër mën nañ fekk papa yaay maam cousin cousine doomu baay ñëpp bàjjan ñëpp ñu ngi mën nañ bokk benn kër gi te du am problème. ñu ngi ci composition famille africaine bi mais dinañu jël mbokki téléspectateur bi bu ko defee ñu dellu si ci Malick mu daal di gën a mën a wax li mu bëgg a wax salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah. Eva Sarr na ngeen def. ñu ngi fii ñu ngi sant yàlla. ça va man la Ndeye Binta Lay Ebeno Couture. Binta. waaw Eva na ngeen def. léegi kontaan nañu ci jot la. waaw man maa gën a am mbégte ci woote bi tey. dëgg la léegi. j'avoue que li may woote ci rajo ak yooyu noonu wala télé bàyyiwul. dëgg la léegi. mais tey da ngeen woo koo xamante ni ku fort la ci ñun. ndeysaan. muy Assane Lay boobu toog. dëgg la léegi. nekk nit ku baax ci ñun. maîtriser nag suñu histoire u famille début ba fin. macha allah. man démb bi ma woowee ne da ngeen ko invité dama ci am mbégte bu réeree. dëgg la Binta. ma ne ko te fa ngay dem tamit sama xel dal parce que Eva moom fay toog noonu sama naataango la ci liggéey bi. dëgg la ngay nit ku baax. te it ba may njëkk a feeñ télé. ndeysaan yaa ma invité woon ci beneen rajo beneen télé boo nekkoon. muy 2STV rek def ceeg muy sorti 2STV yaa ma njëkk a invité télé mu nekkoon femme africaine moderne. ça je le dirai jamais je le dis tout le temps. ndeysaan. Assane nag xam famille Yelli Manel Fall bi nga xamante ne fa lañ bokk ndax man Yelli Manel sama ki jox sama yaay jaxbaatam la man sëtu Yelli Manel la. ndeysaan moo tax baax nga. bu ñu waxee affaire nag doomu baay moom xëy na dina ci mën a wax parce que yàggul sama doomu baay man may ma njëkke may ma premier njëkke. moom Assane fekke na ci mu xew. ci biir kër macha allah sa maama ngi nii. donc nag doomu baay moom li ñuy wax ne ku ne neexul rek xëy na da nga kaa amul. mooy dëgg de. waaye man je suis fière de sama doomu baay yëpp awma ci ak kenn xaar ma yàlla. est-ce que. je considère plus samay doomu baay que ñi nga xamante ne ñoom laa bokkal ndey ak baay. c'est fort. parce que man am naa frère boo xamante ne day naan su ma ki ma mayoon njëkkee ba mu fekkee ko moom. day naan su ma sañoon doom bu ma am ndey dënk lay tudd. kon kooku tey jii nii suur naa ak moom ci ne dinaa ci mës a am turandoo incha allah rabbi. léegi Binta Lay. waaw. man lan ngay wax jigéen di nga xam ne Eva Tra mi nga xam ne mi ngi làq ay doomi bàyyi jàmbur. ne duñu gisante duñu xamante duñu ànd. looy wax kooku. mën a féewale rek mën a féewale mais xam nga lan la ñi nga xamante ne ñoom ñoo bokk benn baay. waaw. ñoom ñoo dul jéem a xajal kenn seen diggante. jërëjëf Lay. duñ ci xajal yaay. duñ ci xajal kenn man bañ naa ko ba sama doomu baay bi yaayam day wax ne que la muy waxante ak man du ko waxante ak moom. yaayam bi ko jur day naan man li muy waxtaan ak man. du ko wax ak moom waaye am naa tamit man sama jabaru papa boo xamante ne nii. waaw. doomam daf ma may doomam la jël féetale ma ko bu mu nekk xale ba léegi kooku nekk France. ñu may ma ko tamit man ma nekk premier njëkkee bi mu amee jabar man la may premier njëkkee. mais yaayam lam coy dox xale bu góor bi sax du ko dox barke Cheikhul Khadim sama tante bi. waaw.
cër bu ma war a am ci kër googu noonu bala ci sama frère bi bala koy sama frère bi di dox sax moom dina ko doxal boppam moom moo gën a bëgg sax affaire yu njëkk bi moom moo gën a bëgg sax affaire yu doomu baay bi sama taa Awa Diop dëkk Parcelles Assainies rafet na sama jabaru papa la mais ku mën a dox diggante par rapport ak ay doomam yi ak seeni doomu baay sama yaram daw donc lii ngay wax nii man lu ma mën a firndeel la parce que dama am ay doomu baay et j'ai de très très bons rapports ak ñoom alhamdulilah man ma grande sœur Fatoumata lay nekk Italie je le dis souvent ba ma nekkee xale ba léegi moom moo nekk dafa am cër ci man boo xamante ni je la considère comme une mère comme une tante comme une grande sœur une confidente. macha allah. am naa beneen sœur boo xamante ne elle a longtemps vécu en Guinée bu ñu doon waxante téléphone dañuy jooy ba duñu mën a waxante. ndeysaan. donc man xam naa lan mooy relation doomu baay. franchement te bu ma gisee ñoo xamante ne lay am ay féewale seen biir ay problème ci diggante ay doomu baay man daf may naqari je suis sidérée parce que rien n'est plus beau qu'une famille unie. et une famille ça restera toujours une famille que ngeen bokk ndey que ngeen bokk baay ça restera toujours une famille parce que fu ñu leen tuddee dinañ la tudd. et bu ñu waxee famille ku ne da cay bokk. moo xam noo mën a doon. noo mën a mel une famille loolu laa wax rek une famille ça restera toujours une famille. wallaay lay. voilà. Assane nag maa ngi koy nuyu bu baax. Assane wuyu. maa ngi nuyu mami moom nga xamante ne sama soppe la ñu gisante moom tamit. Ndeye Fall yaayam. waaw moo di taaw ba dara Antongo ni ma ko jur. ma coro fay gane laa ko jur ndupp kumba jaariñ soña ba ca lambaay ñii beeg ñii calaw la di rakkateen di doomi aawo ci ameñal lingeer tan ya ko yàpp guy ndenge ca lambaay penca mbaayam lañu naaw te ci kuma ngoone dégéen ak ci Yaasin ngoone dégéen ak Maali kuma ngoone dégéen seen ndeye ne woon lingeer bi bàkk ma ci géwél bi bàkk ma ci ndënd mu gudd mu rëy mu rafet mu ne ko lingeer na nga bàkkoo mu ne neel jàbbaa baax mu ne ko jàbbaa baax mu ne neel jàbba waxut dafa jëf mu ne jàbbaa baax mu ne ko lu tax mu ne ko damay doomi président di taaw président di aaw président tegte président juraat président noonu la ko mën a tegee yàlla may jikko buur la ma saa si tey yëngu nañu macha allah man nit ki génn nuyu na la li ñuy wax naan waaw montre yu baax yëpp a bokk heure yu bon yi ñoo jox dépense horloger ba dëgg la Sëriñ Bamba seede na ne man maa ko bëggal sama bopp te Mami Diop wax maa la bëgg ak a jafe yow mosoo laxkatu di naan ma dag maa bëgg dina xool ma fii xool man ni ma jàq imaam laay bëggale c'est-à-dire ay wax ngay wër te man ay wax laa faraado xam nga lan mooy sama problème man Binta maa ko bëgg te musuñu tegal te bëgg événement musuñu wax téléphone xale bu yaru salaamaaleykum wa rahmatullah ku yaru am fayda soxna si noo def ñu ngi fi ça va. ça va. waaw oui ma. waaw ne ko mu wàññi yow loo télé nekkee. ne ko mu wàññi télé ba pare. non amul télé télé bi dama mu ngi en la. ah. waaw. léegi yow rek la ñuy déglu ci li ñuy waxtaanee. waaw dama bëggoon participer ci émission bi. yaa ngi parce que ndeysaan. thème bi daa mel ni man lay waxal daal loolu moo tax. loo ci dund. lu ma ci dund ci doomu baay parce que man sama papa ak sama yaay man dong ñu am. ñu ngi doon indi lu am solo. oh là là. nee na papa mag yaay moom dong lañu am. waaye yàgg fi lool te wér. amiin waa Sibassor ñu ngi leen di nuyu suñu soppe Awa Mbodj. mami du ma la bëgg dagg àggalil ma jox kàddu gi Malick Niass. gis nga li ñuy wax nii yëpp. dafa am solo. xam nga man dama la teel a wax ne la man samay doomi baay ñoo ma gënal samay doomi bu baax ca njalbeen te risque bu rëy a rëy la ndax boo ko waxee ñi amul dégg dañ naan kon kii bëggul ay doomi ndeyam. fekk ne demewul noonu xam nga néegum ndey. dangaa nàmp jox nit ki mu nàmp mënu leen a bañante. ndax yéen a bokk soow mi ngeen nàmp. est-ce que Eva xam nga ne man samay mag yu jigéen bàjjan laa leen di woowe ndax mbokk bee demee noonu. sama papa samay bàjjan la leen tuddee. beneen bi ci topp mooy sama yaay seen bàjjan la. kon mbëggeel boobu man dama dem ba sama turandoo bu am 21 ans mi ngi sama kër tey. ñëw na fa depuis barki démb. sama càmmiñ li ma ko tuddee bëggul sama tur fay. kooku tey maa ngi koy yónni muy dem ak a ñëw léegi bi may liggéey si moom a gunge ba ci oto ba. macha allah kon loolu dafa neex nañu ci dellu siwaat mais xam nga doomi baay bi nga xamante ne nii. sa yaay dalaa belengal nga xeex ak sa doomu baay. doomu baay bu góor yaayam da koo naka. tëggal mboyangaan belengal ko mu xeex ak doomi baayam. jàppalewu ko de. waa léegi doomi baay ji nga xamante ne yow da ngay taawu baay nekk ci kër gi sama yaay wàcc ci kër gi nekk xale. waaw bëy wu ndaw fu mu nekk bajantu. xale kër gu mu sëyi wane jikko. bajantu mooy def nii. waaw day wane jikko. d'accord sama yaay wàcc ci kër gi bajantu nga jàpp sama yaay dóor ba muy bëgg a dee. waa léegi man su ma màggee mën naa laa bëgg. déedéet. sama yaay def leneen sa yaay gàddu ko yóbbu police. ñu bokk benn baay màggee yow sa yaay tuumaal ma sàcc wala yow ma bokkal baay nga tuumaal ma sàcc su ma màggee mënu ma laa bëgg. ki duma sa yaay ki la porté plainte ki la tëj kooku te sax mami xam nga lu ma la ci yokkal
man yi neex yi ma jot a dégg tey sax bu ma ko yàqal ñooñu noonu bu ma leen fi tuddal imam ok imam maa ngi jéggulu gis nga macha allah moo tax déggu lu neex daa baax yow mi nga xam ne doo ca dara danga koy tàkkamtiku moo tax wallaay xaalis kenn du ko tàkkamtiku rafet kenn du ko tàkkamtiku jikko ju rafet ngay dem nit ki wéetal la nga daal di ne doyalu ma li ñu dul doyal mbaax rek la de lu waay baax doyul macha allah surtout Samba Suna Fall itam Samba Suna ba tutaan jaak nuyu nan la fu mu ne wuy lii tutaan jaak jëlal bi ci ron du maat seen maam du ma saana dem ndar du dikkee rek fal garamb ak médaille lañ ko daan tuddee li mu takk ci manteau kenn xamul nu mu neex na ba dee croix de guerre yeeg chevalier yeeg ordre national mais demaguñu Jolof te nag Marème Fallam Oumy Ndiaye bu naa ngi ñuy déglu waa kër Serigne Ndiaye bu na kon ñu ngi leen di nuyu lii mooy Sénégal wax nañ ko ca njalbeen am na ku ko wax ne bu ngeen bëggee yëf yi di jaar yoon bu ngeen ci boolee cosaan dana gën a rafet ndax nit ki boo bëggee mu ubbi noppam yi dégg la da nga koy wax boppam li bambara yi di wax nit ki boo ko xamalee boppam rek dana yeewu ayca dara sonaluñu Malick waaw lu ñu sonal bëgg a dàq ñun dul dab ñooñu bëgguñu du ñun te ñun duñu mus a doon ñoom fàtte suñu cosaan ak suñu aada rek ñu sonal am na kër yoo xamante ne ba bàyyi di jënd kër gi booba kër gi baraak la woon akub seng ñu def bul ma gis mooy niñ daan weesalee buntu kër yi waaye teewul bàyyi sampoon na ñeenti butéel ci ñeenti koñ yi bàyyi tegoon na ndaa def ci lam ciy def ku naan bëggante par force bëggante par force yàlla na fi yàgg Malick Niass c'est tellement important lu muy wax nii dëgg la gis naa loolu ci yow à part li ma doon wax sànq par rapport ak mutation familiale yu am parce que on est passé donc à la famille traditionnelle à la famille moderne yooyu tamit mën naa wax ni peut-être mooy causer problème yu bëri mais tamit par rapport à cela donc il y a la crise des valeurs aussi c'est très important moo wax na ko sànq nii dikkal ci crise des valeurs boobu nag crise des valeurs boo xoolee en général dañoo wax ni valeurs yi ay valeurs dafa nekk ciment de la société bu ñu toppee ay valeurs rek ça veut dire que lépp day daal di tegu ci yoon doomu baay dafa bokk ci organisation sociale maanaam dañoo juddu fekk ko fi maanaam société bi moo ko tëggee noonu doomu baay buñ ko naree faram-fàcce du point de vue sociologique wala anthropologique mën nañu wax ni koo xamante ni da nga bokk ak moom ndey ak baay non da nga bokk ak moom baay doomu baay yéen a bokkoo leen ndey mais bokk baay mais tamit du point de vue sociologique mën nañ jàpp tamit le cousin germain mooy koo xamante ni seen ñaari papa yi ñoo bokk ndey ak baay parce que ci kër baay la waaw mais tamit mën na am koo xamante wi ni yéen a bokk seen papa yi seen maam yi ñoo bokk sa cousin la mais tamit mën nañu wax cousin côté ndey mais tamit cousin côté papa mais lépp luy affilié wu ci papa rek mën nañu wax ni képp kuy affilié wu ci côté papa rek mën nañu wax ni doomu baay la kër baay donc c'est généralisé loolu moo may permettre ma def ñaari jàngat ci loolu on peut parler donc de doomu baay du point de vue consanguin mooy ko xam ne yéen a bokk mais doomu baay boo xamante ni du point de vue social maanaam mën na nekk par affiliation man présentement mën naa daje ak koo xamante ni par exemple ci mbedd bi ci bus wala feneen mu sant Niass ma ne ko Niass laa sant mu ne mooy yow kat sama doomu baay la alors que bokkuñu dara c'est tellement important bu la ko waxee dafa am looy yëg donc ça veut dire que c'est très important doomu baay wax nga ko sànq daanaka crise des valeurs dafa bokk rek ci causes yi indi problème yi parce que quand on parle de crise des valeurs on parle donc de la crise donc de l'autorité parentale aussi autorité parentale ci biir kër surtout bu ñu demee ba joxatuñu cër par exemple kilifa kër gi xanaa da nga maa dégg démb waaw ma ni góor ñi nañ leen bàyyeeg seen kàddu moom la ñu moom góor baatam boo ko téyelulee loo koy téyeel jaana doomu baay balaa diggante bi gën a neex baay bi ci boppam jox ko gëddam baay bi bu ñu ko joxul gëddam je crois bien que le ciment de la famille kooku noonu bu ñu ko joxul gëddam c'est-à-dire que donc doomu baay bi tamit voilà ak beneen crise d'autorité mooy par rapport baay bu fa nekkul taaw bi mu ngi fi taaw bi c'est-à-dire que moom mooy kilifa kër gi moom tamit buñ ko daal di négliger loolu tamit day faral di indi problème yu bëri beneen problème yoo xamante ni peut-être doomu baay ñu ngi koy jànkonteel c'est par rapport à l'instrumentalisation des enfants maanaam kii wax na ko sànq am na ñoo xam ne seen yaay ñoo leen di solal mais loolu c'est un constat par rapport ak lan ñoom entre ñoom dañuy am ay querelle yooyu nag dañuy jéem a transférer ko ci xale yi te xale yi tamit bon nit ki da ngay sot
te loolu tamit bokk na ci problème yu bëri yoo xamante ni ne xale yi ñu ngi koy jànkonteel te et puis bon am na ñeneen y a la pauvreté qui est là. Pauvreté tamit mu ngi ciy joué bu baax a baax a baax a baax. des fois da ngay gis ñoo xamante bi ni bon ay doomu baay yoo xam ne kii am na kii amul. mais bu fekkee ils ont été instrumentalisés. seen ñaari yaay yi jubóowuñu woon. en général day impacter négativement ci relation doomu baay yi. loolu tamit il faut que doomu baay yi am esprit de dépassement. mais tamit yaay yi tamit des fois ñoom tamit il faut pas que ñu def transfert donc de sentiment. voilà di def li ñu ce qu'on appelle ci médiation familiale la SAP syndrome de l'aliénation parentale. maanaam dañuy utiliser xale bi carrément de ko voilà moom mooy seen arme. mooy seen arme de. xale bi nag du xam exactement moom tamit day dem avec son sentiment ki yaayam la. de telle enseigne que day dem ba di confronter voilà ak doomu baayam ainsi de suite. mën nañ indi tamit mooy li ma wax sànq par rapport ak mutation familiale bi. wax historien bi wax na ko sànq dans la famille élargie. famille élargie moo doon organiser lépp. tout par rapport à la parenté parce que on a l'habitude de dire que la parenté donc n'est pas seulement donc le lien de sang mais on a donc la parenté sociale ak lépp aujourd'hui on est guidé par l'individualisme comme ni ñu koy waxee bopp sa bopp bopp sa bopp communautarisme loolu bu njëkk la woon tey ji bu njëkk booy jël soxna dañ lay wax da ngay dem jëli fële waaw dañ lay tegtal mais tey c'est par rapport ak la jox la firnde jox la ñu ne la da ngay dem ci diw waaw kër diw wala kër sa kër bàjjan wala sa kër tel papa tel nijaay ainsi de suite nga dem fa nga xool c'est-à-dire que tout est organisé par la société l'alliance était organisée maanaam doo jóg rek dem fenn tout est organisé mais tey nag avec la mondialisation avec la modernité yëpp coppite yu bëri am na ci biir famille bi ci biir société bi ci biir valeurs yi ba tax na tey su ma neexoon jël soxna fi ma liggéeyee su ma neexee jël soxna ci sama quartier maanaam société kii position géographique bi mooy jouer mais la société n'a plus l'esprit communautaire n'a plus sa place aujourd'hui surtout en milieu urbain ak partout ak l'individualisme ça joue beaucoup tey tout est rationalisé boo ñëwee wax rationalisé ci wolof mooy maanaam lépp lu ñuy teg xel lañ ci teg maanaam lépp lu ñuy def voilà calcul mu ngoog dañuy calculer lépp lu ñuy def tey jii yàlla nag mi ngi aay ba mu defee calcul di faussé yàlla tabax kër sax bu ñu koy tabax dañuy tabax comme historien bi comme nu mu ko waxee sànq dañuy tabax salle waañ bi ak 2 chambres kii ba tax na bu ñu amee gan sax gan bi bu ñëwee néeg nañ ko dugal ci salle bi mu toog alors que tellement que salle bi dañ ko defar pour ay nit. dëgg la mais gan bu ñëwee tamit dañ koy daal di tëj wala bon boo ñëwee woote woo ainsi de suite. xam nga lu may tëjee. lu ma lay wax ne fa ngay mujj daanalee. ñu ubbi kër yi tuuti. nit ñi jokkoo. communiquer. surtout dialoguer. ña war a wax ci diggante yi ñu jox leen droit boobu. parce que kilifteef du dara lu dul nga ne nit ki sa kilifa la. maanaam yéene la bu weesee la mu bokk ak yow yaa koy dooleel yaa koy yéene muy sa kilifa. nga jox ko baat jox ko kaddu. mu mën a dugg ci si sa biir yëf. waaye boo tëjee yëpp mel ni benn Evatra. di jaay yëfi tubaab kenn mënta dugg sa kër bu fukki jabar dee xeex kenn mënu leen a àtte da nga wéet ak sa ay problème. bu ñu bàyyiwulee man ñëpp bismillah ku la wër. waaw ku bokk ak sa yaay ku bokk ak sa papa nga ne ñëpp tata. dafa am tata am bàjjen kon. waaw bàjjen moo di rakki baay wala magam. cey bu xew amee ñu ne bàjjen bi waaw maa la wax ni. bàjjen sañ naa takk sañ naa fase. cey ku judd ci kër gi ku ne mu leewu ñu tudd la. waaye day fekk bàjjen ba mat bàjjen. waaye bu dee bàjjenu ween nga re. dëkk ki raaja buuja. tas kër gi avant yaay di say si léegi jàkkaarloo ak ñoom bàjjen yi baax yi tey loo leen di wax. non bàjjen yu baax yi dama leen di delloo njukkal bàjjen yi mel ne man. xale yu baax yi mel ne man. mbaa du ñuy bàjjenu wengere. ba yow xam nga ne bàjjenu wengere yi baa ci jiitu waaye. mais macha allah li nga wax dëgg la jaxase bi ñu jaxase. ba baay amatul nijaay amatul. dëgg léegi ñëpp tonton. waaw cousin yi nga wax léegi amatul ci kër yi. parce que bu ñu fàttee ne ñi ngi wax doomu baay. mais am na beneen raag bu am ci doomu baay yi mooy ñaar ñi nga xam ne seen papa yi ñoo bokk nday ak baay. waaw yàlla bu kee mën nag ñëw di leen dimbali. dëgg ñu ne dimbali wuñu pour lii daf ñuy jënd. dëgg wala daf ñuy wan ne moom nii la toll. dëgg fekk peut-être wanu leen loolu mais moom loolu la xam. dëgg donc dañu delloo si waat lien yi amoon ci famille. cosaan ku du fi nekk ñu jàngal la que ni kii mooy sa lii. kii mooy sa lii mais jigéen ñëpp nga raatale ne tata. sa rakk yaay mooy sa tante.
mais sa rakki papa sa bàjjan la sa magu papa sa bàjjan la nañu delloo siwaat yooyu te rafetalaat diggante yi delluwaat di jëlewaat jabar yi fi ñu leen war a jëlee ki war a tànn daal bu tànnul ba for lu macha allah dafa am benn seede bu ma mës a dund benn soxna soo xam ne dama mës a fekke doomu bàyyi doomam yi di def anniversaire ma nga ca ànd ak benn engouement yàkkamti magu gone ga gaaw àgg ca xew mi naan maxalla li tax ma kontaan mooy ñun kii la ñu am ci doom bu góor moo tax danaa dajale sama ay doom ñuy fekk ji kii parce que awa kii mooy sunu fierté man kii laa am sama jëkkër moom la am ci doom bu góor et loolu kooku bokk na ci li tax ma jàpp ko ma nga ca kontaan xoolal wax jooju rek waaw moom jurul góor bi mais ma nga naan maa ngi gis ma nga yàkkamti mag yi dem ci xew bi d'une manière vraiment macha allah ñu ngi koy nuyu bu baax a baax di ko ñaanal xolam yàgg sedd balaa gone gee dem dinañ ko sang ñetti siwo ak ñeenti butéel te naan ko boo eggee bul toog bul taxaw ku la sumiloo sa daal lànkal bul lekk bul naan ma ni kër yi tas na lii na waa léegi loo xam jëf du rafet su xel ñaawee jëf mënta rafet wolof dane gàcce pinc doomi bàyyee koy faj gàcceeg néeg doomi ndey ma duggal la jolof tuuti léegi nag duggal jolof damay tëj de waaw ma xam naa ci ngor ak ama neex góor gi Buuna Njaay ba mu tëddee tey ji le 28 juillet 1952 ba tey ji moom rek moo nekk buur boo xam ne fa nga tëdd tey naasareel ak bil aqee la yee naasareel ak bil aqee moo lay allahu akbar ba mu bàyyee nguur dafa jël jolof séddale ko ay rakam Sidi Gañ si nekk ba Karatam Fall ak léeg naa Kumba Juuf Njaay ñoom ñëpp mu jox leen mais ba ko Sëñ Tuubaa fekk see yang-yang da koo gane ñetti fan génne xaalis bañ ko doon jox Sëñ Tuubaa nekk na Jolof de 1903 à 1907 à 1912 bi mu koy gëlee jox ko xaalis ba Buuna da koo delloo xaalis bi sëriñ bi ne ko loo bëgg mu ne ko ñett yi dund ci ngor dee ci ngor ñaan Louga Linguère wax ko ca kaw Buuna moo ne woon Sëriñ Tuubaa ñaanal ma dund ci ngor dee ci ngor Louga Linguère am en 1947 le 23 avril 1947 ñu war koo takkal grand officier de la Légion d'honneur ndax def nañu ko chevalier en 1906. def ko commandeur en 1924. def ko étoile en 1931. war koo takkal na grand officier boobu nit ku ñuul amagut boobu décoration. man daal boo paree doomi garmi surtout garmi yëpp. mu daal di bind lettre gouverneur général. waaw bu Afrique occidentale française. ne ko médaille bi ñu may takkal am na yeneen doomi buur yu ko mérité ni man xoolal loolu. grandeur ñu war laa takkal nga yéene ko ñeneen ñu ne ko kan mu ne Abdou Salam kan bu dam ga yelli Manel Fall bu Diourbel ak ma Codé Sall bu Sagata France ne ko benn lañu leen mën a joxe mu ne kon ngeen defal leen commandeur waaye duñ ma décorer di leen bàyyi ñu takkal ñooñu commandeur devant Serigne Fallou et Serigne Babacar ak Alaaji Ibrahima ak Seydou Nourou Tall loolu woy mu bindaat gouverneur ne leen mbaaxaan bu Lat Joor jox leen ko réquisition mu ñëw ci tertre bi c'est la première fois président de la République française di ñëw Sénégal versant auréole buñ doon jàll ci sëñ Babacar loo ñuy wax Sidi Boubacar keroog ba ko gouverneur yónnee ni ko réew mi tarixa bi dafa yëngu da ko ne waaw yow sa tubaab yi ndax nit dina jógee fii yëngu fajal la ko mu ne ko dee mu ne ko tarixa bi Alaaji Maalik ma ko dénk kenn sañu ci dara maa koy lijjanti sama bopp. yóbbu ma ci xadimul xadim. nga dem ci Serigne Touba Mbacké. rakkam yi mu bokkal baay xoolal nañ ko def. maam Thierno la dénkoon njaboot gi. Sëñ Fallou ne ko Baye Thierno jàngal nañ la bañ ne ar. yar nañ bañ ne nër. maam Cheikh Anta Mbacké booy borom dërëm ak gërëm lu Sëñ Touba bëgg mu jënd ko. Cheikh Thioro da koo tàggu ne ko bàyyi ma jàng français mu ne ko loo ci bëgg mu ne ko da ngay jëflanteeg tubaab yi damaa bëgg. bu ñu waxati ma dégg ko ñëw tekkil la ko. Cheikh Thioro ak Balla Thioro ak Kumba Tayba Xadim Mbacké Thioro Maro sa yande waagaan ma leen jur dañ koo njëkk a jox jëw dina bul ci Yaasin Joor Siga mu am ca Lat Seen ak Debbo Lat Seen a jur ci Yaasin Lat Seen ak Aman Njaay Lat Seen ak Soxna Jóob ma ñu dénkoon la man rakk mu am ca Ndey Rakk Kumba Ngay ëtti limaamu Kumba Ndooy ñu wëlbatiku nag moo woote woon li ma waxoon moo ko wax fii waaw moo woote Abu Daay la mi ngi nii Yoofa ngi nii géej gaa ngi nii nelaw ba bi sa tey volcan bongo ma bëgg laa dugal fan nag Saalum 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 yi yëngulee passage ak sama xarit Souleymane Ndéné Ndiaye nuyu na kan Yacine bu Tanor mi ñu dénk ko maître El Hadj Diouf ndax code bii nga lañ jox jàmbor maa mu am ca fal code ak jojo fal code ak kor fal code jàmbor saay ca béjjén mu ne nañ ma sang ci xàmme mbégaani ci kawante delloo mën am te léegi nag ñu delloo sang ko ci xàmme mani am léegi émission bi gas yi Ami Sey Fall tey doo fi dugg bàyyi naa la ak soxna Umu Xayri waa nuyool ñu tëj dal këram Dakar du ma ñëwee Sadaga Fall mi nga xam ne ci këram laay dal Sadaga Fall suñu soppe bopp ci këram jëppal waaw lu ma neex la ñu koy defal ba ni may ñibbi di nuyu nag maam Ablaye mi ma solal yére bi yàlla na fi yàgg le payeur général très bien yéele ma ne lay maamam
di nuyu bàjjan Xarjata woote na ba sonn dafa mënta jot lii ngeen wax léegi ci bàjjan yi moom loolu moo nekk ci tey dañuy décorer doomi rakam yi ak doomi magam yi nee na du ma dajeeg seen ëllëg du ma dajeeg ñoom seen yaaya dem wala seen baaya dem sëgg du tam xarit jotee mu yónnee cere ye du koor jotee mu jënd buy jënd tige dege jënd dugub kenn ku ne ci mu yónnee la Xarjata moom yéen le ma laaj ma ban mission laa lay chargé mooy ban saa boo xëyatee suba teel duggal ci kër yi ku ci ne nga wax ko boppam alors suñu médiateur familial bi yow itam dama lay wax ne la valeur n'attend point le nombre d'années macha allah aussi jeune aussi pertinent yàlla defal la jàmm nga yàgg fi lool te wér koo seen muy dem doomu jàmbur la doomu jàmbur danga kaa ñaanal yàlla gisoo ndeyam gisoo baayam waaye ci doxalinam dong ngay mën a évaluer ay waa këram yàlla na jàmm yàgg ci diggante yi lan ngay tëje li may tëjee mooy retour aux valeurs loolu kese laay tëjee comme proposition wala comme alternative bi may joxe beneen bi en tant que médiateur familial et communautaire benn instant problème boo amee il faut privilégier comme ma nu ko waxee la communication quand il y a problème on fait privilégier toujours la reconstruction du lien parce que moom moo tax nit yi mën a dugalante seen biir moo tax xale yi mën a dugalante seen biir parce que famille yu bari tas nañ doomu bàyyi tas nañ ku nekk mu ngi ak appartement am il faut que ñu delluwaat ci loolu beneen point bi mooy tey dem nañ ba constater ni le conflit persiste lié aux héritages au patrimoine par exemple toujours dans les maisons de justice ñu ngi fa ak feneen tamit ñu ngi fa ñu privilégier donc la médiation toujours ñu gën a waxtaan pour loolu yooyu noonu problème yooyu ñu bañ ko am beneen li may tëjee nag mooy damay nuyu sama soxna aussi soxna Malick Niass dama koy nuyu di ko ziar parce que voilà ñu ngi wax ci doomu baay may ko baal ko ne nga fàtte nga soxna. waaw du fa ma jàmm fóon defoo jàmm. waaw bi nga xam ne moom waaye Eva defuma jàmm ma wutal liggéey ba du weer dee may fayee ko banque. kan la war naa koo fàttali ko. kan la mu Yacine Fall ak borom këram. du nuyu nag doomi Sëñ Fallu Mbàkke mu soxna maam Xadim. léegi xam nga lu ma bëgg. soxna maam Bousso Mbàkke ak njabootu yëlli mënal Fall gépp. comme que ñu ngi wax ci doomu baay. damay gërëm sama soxna aussi di ko sant. di ko sant leer may na ma un mignon bébé boo xamante may na ma tuddee ko sama doomu baay. et c'est très important te bu ma toogee tamit di ziar ki ma ko tuddee tamit Souleymane Niass. vraiment di nuyu ñëpp te doomu baay dafa neex. au-delà d'être intervenant je suis donc un homme social. et puis culturel et puis voilà. ci société bi laa bokk ak lu rafet yëpp li ci topp macha allah. mami li ngeen jaajëfal Sénégal yëpp. xam nga tey lu may wax ku ci am sa doomu baay mere woon ko wala mu mere la woo ko àdduna amul solo koo gis dana ma sa am tàkkusaan te ku am tàkkusaan bëgg na ñu waxal ko ca lu rafet bu kenn di dem di fi bàyyi xol bu jaxasoo bu kenn di dem di fi bàyyi xol boo xam ne dafa am ay në firi leen lépp bëggante leen te yàlla tax àdduna amul benn solo ubbi leen buntu yi yaatal kër yi bu ko defee bàjjen yi di dem ak dikk baay yi di ñëw nijaay yi di ñëw dafay yokk taaru kër goo fi gis ñu xëy di mbéjante kenn attew leen dañoo wéetoo woon yàlla nañ ci yàlla musal Adja Linguère bismillah waa kër kat boo jëlee ña ko war a lijjanti ñëpp seppi leen ne weñ wu daanu ci soow teg leen nee boo nekkee ci jaax la ñu dem waaye nag ma delluwaat di leen wax ne picc bu bañee déeg de kii tam dañ koy teg di ko wane delluwaat di leen waxaat ni leen picc bu bañee déeg dafa ñalluk suux nañu xam ne jasit bu xamee woppi bar bu bar xamee woppi jasit bara ko wax ndax kee ngi ci ndox mi kee ngi ci jéeri ji nañu génne saytaane yi nekk ci suñu biir famille bi te xam ne famille ñun ñoo ko moom ñooñu nañ leen yebal ñoom ñu dem rek la ci seen famille delluwaat di wax ne daal mbir mi moom kuttu mbëtt la weewu damm da cay xaj man nag damay sant bu baax askan wi ma bokk muy yaaba xarit maam yi ñu bàkkoon fële ca Fandeen waaye damay dellu siwaat bàkkaat asa maram pende yi nga xamante ne ñoo dëkk fële ca kër Amadou Yàlla ak ca kokkeeg ca Cilmaxa Mbaakol sama bàjjan yooyu nga xam ne lu ma tëgg ñu teew ci man maa bëgg samay doomi bàyyi kolle sama caatu papa li may wax du ko wax ñi mbokkal ndey yàlla na seen jàmm tey daal Sénégal ku ci am doom bàyyi na jug taxaw Traoré Tromaxasi Mouké Moussani Mouké Dantuma na ñëpp jug taxaw mais dans la main Sénégal jëm kanam ñu bokk ak Mali Côte d'Ivoire Guinée fépp ñun ñëpp benn lañu jërë ngeen jëf mbokk yi sant nañu leen gërëm leen Apoulaye mention spéciale à toi et à ton équipe ñu ngi leen di balu ak ba suba incha allah jërë ngeen jëf.